alors dañoo teniroon pour am benn conférence de presse concernant décès wu Samba Amadou Sarr muy lu àdduna bi yëpp nakarlu ñu leen ciy sant di leen ciy gërëm ci taxawaay bi aussi ñu am ci tamit luñ ci metti parce que li waraloon mu génn maanaam doon assister gi ci benn réunion ñu gis ni ñooñu sursoir ñu seen benn programme continuer di dérouler comme si que dara xewul alors que lu rëy moo xew li Samba Sarr doon peser ci milieu ci Pikine di ko peser ci milieu sportif ñu yaakaaroon ni tamit mérito wul lii depuis nag ñu ngi déglu justice di xaar ñu wooñu parce que nekkul loo xamante ni comme ni ko gars yi di waxee malaise a ko rey jeex na du loolu c'est que dafa am nu mu demee ñu teg ko ci loxoy yoon di xaar ñu wooñu déggaguñ leen alors que ñu yaakaaroon ni première décision yi ñu waroon jël mooy lépp luy activité sportive yu lépp luy activité lu laale ci loolu ñu surseoir ko au moins pour le respect de son âme mais là on se sent insulté ndax ñu ngi déroulé nice comme si que ni dara xewul ñu woote woon nag point de presse bi conférence de presse bi juste pour leeral dara comme ni ma leen ko waxee woon démb rek ci interview bi Samba Sarr deewul xëy na dañ ko gisatul ci jëmm mais deewul te combat am mi ngi continuer te tey la gën a taxaw ay combat mi ngi continuer te tey la gën a taxaw ñuy ñaan aussi autorité sénégalaise yëpp na ci ku nekk jël sa responsabilité parce que lii nag fu ñu bëgg mu egg foofu lay egg bu ñu bëggoon mu dakk day dakk bu ñu bëggee mu continuer day continuer au moins pour le respect de son âme ñu surseoir seeni activité Samba Sarr bi muy gaañu ci loolu la demoon par respect à son âme au moins gis nañ communiqué nañ ci brièvement ñu ni jàpp tëddee nañ ko sax ci lu am importance ni ñu ko jàppee rek ñun noonu lañ jàppee seen discours boobu ni ñu jàppee dee bi ñun noonu lañ jàppee seen discours boobu di ñaan rek di wootewaat justice pour Samba Sarr parce que Samba Sarr nekkoon na nit koo xamante ni man du ma wax en tant que doom damay wax en tant que doomu Pikine Samba Sarr nekkoon na nit koo xamante ni c'est que procureur moo autosaisiru def nañ autopsie bi ñoom ñun ni ñu xamee li ci am ñoom noonu lañ xamee li ci am dernière information bi ñu am ñun famille bi ci wàllum yoon mooy nañ leen déglu dinañ ñu woowaguñu dinañ ñu déglu dinañ ñu woowaguñu ñun nag nous sommes en train de nous former parce que tamit buñ ñu woowu ñun xam nañ fañ jëm buñ ñu woowee dinañ ñëw buñ ñu woowul dinañ ñëw mooy ci yoon buñ ñu woowee dinañ ñëw buñ ñu woowul dinañ ñëw dañ doon nag teeylu rek waaw defal ko bés bu mu mérito sénégalais tamit fekkuñu ci macha allah ku ko dégg mu metti la ñu taxawul ko taxaw bu rafet am ci yaakaar bu rafet di ñaan yàlla cet bañ ko jiitu ci bàmmeelam mais combat bi mu mënee woon li mu mujjee soldaalam génn këram pour doxi ko loolu day sotti justice tamit ci deewam day am responsabilité yi dañ koy situer ni ma ko waxee woon ma waxeewaat ko te bëgguñu ko mu doon ci ay dégâts collatéraux maanaam koo fay junni wala ñaari junni mu taxaw ci buntu moom moo buuxanteeg moom moo ko rey moom la ñuy tëj déedéet ka ko sant la tax mu sant ko lu tax mu sant ko waaw mais ak aussi je me demande même bu fekkee affaire sport Samba kenn amul droit téye ko pour mu dugg complexe culturel Léopold Sédar Senghor bu doon salle bi lañ ko tere ñu mën a wax mais le complexe en tant que tel pourquoi au nom de quoi après jeex na non ku ci nekk def sa communiqué bu bëree comme si que nit boo xamante ni dafa toog dee wala dafa faqasalu dee ñoom la te justice day am duñu bàyyi man je parle au nom de la famille gën a leeral suñu position ñu xam ni famille yu Samba Sarr xëy na dañoo soxla woon répit soxla dal au moins pour denc seen papa seen mag seen xarit tout tranquillement mais parewuñu pour bàyyi te duñu bàyyi tey jii bu ñu demee ba toll ci foo xamante ne dañ ko war a mettre au grand jour dinañ ko fa def parce que amul lenn loo xamante ni aussi tamit dafa am benn kii bu ci mën a amul lenn loo xamante ni mi ngi ci autopsie bi ñu ngi koy nëbb c'est que dafa jotagul wax nag doo ko wax te jotagul
wax bu jotee wala wane ko bu jotee dinañ wax te képp koo xamante ne war nga cee jot nañ ci aujourd'hui mi ngi ci loxoy police mi ngi ci loxoy famille bi te ci foofu la mën a yem pour le moment.